ay ca jàngeen jëf ba gannaaw ba ñu leen nuyoo jox leen gën gi nuyoo nga xamante ni fépp waay mën di toll da koy dégg muy salaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu ñu ngi leen di ziar ay ca ma dikkati ci samay feem ak samay bagage ak sama ndaanaan ci biir leeral show la ñu wax buñ ci ñëwee dina show dina neex na ma koy waxee ngëneel da ciy génn njariñ da ciy génn bànneexu tamit da ciy génn teyit ñu seeti kenn ci ndaanaan macha allah kooku mooy Diaw Diop la ñu dalal tey seen émission leeral show ñu fas yéene waxtaan ak moom fas yéene bégeeg moom fas yéene yi tamit jox leen yéen ñi nga xamante ni da ngeen ay fansam macha allah naa ko tooñ tuuti léegi ci kanam parce que dafa bëri fans jigéen mais gannaaw bañ la nuyoo ba pare waxtaan bi dina riche léegi nii ci kanam Diaw Diop yaa ngi ree salaamaaleykum. maaleykum salaam Maria salaamaaleykum di nuyu internautes yi ñuy seetaan ñëpp à travers leral.net. di kontaan trop ñëw partager tey plateau bi ak Maria. dégg nga loolu day neex moom day kontaan ñëw fii partager ak man plateau bi waaye ma ne daf may neex carrément sama gaay ma dalal ko mu neex leen yéen ñi nga xamante ne da ngeen di ay soppeem Diaw Diop di way baat bi macha allah une voix affectueuse et mélodique on peut dire ça mu doon xale boo xamante ne dafa nekk ci yoon respecté yoon bi tamit di génn heure bu génn jotee macha allah loolu ñu ko koy saluer waaye gannaaw loolu rek ñu bàyyi la ñu lay seetaan. rek xam nga ni loo xam-xam ma Samba macha allah mu gën laa xam boppam présentation beeg yooyu rek dalal gaay waaw bon comme ni nga ko waxee Diaw Diop c'est un jeune chanteur. man maa ngi nekk lead vocal bu Sen Melody Band. waaw bi ma yegsee ci musique bi. voilà yàggul bi ma Sénégalais yi découvrir donc maa ngi def sama petit bonhomme de chemin. et voilà je suis en train d'apporter voilà notre pierre à l'édifice. di bay suñu waar daal ci waar wi. waaw nga indi si benn touche bu spécial macha allah sa ban genre touche bi nga ci indi noo ko mën a tuddee ban genre musique. non mbalax la parce que tey je pense que sénégalais yi. ñu ngi ñu découvrir ci ay morceaux mbalax. mais comme j'ai l'habitude de le dire man tey du mbalax mooy sama musique bi nga xamante ni ñi ma xam dëgg. moom lañ ma xamee parce que yàgg naa def musique donc bi ñu demee ba war a def un truc pour le public on s'est dit ok dañuy essayer adapté wu mbalax bi ak nouvelle génération bi donc mélange lay doon da ngay gis ne mbalax lay doon mais mbalax bu ubbeeku mbalax boo xamante ni du ñëw mel ni carrément comme mbalax yi quoi. maanaam mbalax boo xamante ni doo ko génne ba pare nga ne da ngay toggaat def album international. voilà mën na dem fu ne. mën na dem fu nekk. macha allah depuis combien de temps nga ko commencé. bon je pense que sénégalais ñu ngi ma découvrir en 2018 ñu ci ëpp majeure partie bi. mais man commencé naa musique depuis bi ma paree sama bac. donc avec une émission qui se passait sur la TFM. voilà njëkk a commencé bokk ci compétition bi ba dem finale. après loolu nag ci laa commencé rejoindre l'orchestre de l'université di jouer des fois mais bi ma paree sama master carrément en 2018 ci laa lancé wu carrément ci musique bi. kon man artiste intellectuel laa fi dalal macha allah c'est très rare artiste bu dem ba am bac am master fi mu toll nii yaa ngi liggéey si. wala non pour le moment je fais de la musique et de l'entrepreneuriat. donc en dehors de la musique j'ai mes activités. je suis un entrepreneur et dama ko yàgg gëm depuis tout petit. mais voilà. macha allah yal na ko yàlla la fal cat. ma ko waxee rek dama ciy jaaraat c'est très rare ñu gis artiste en état si jeune ñoom parfois bu ñu duggee rek ci woy wi dañuy bëgg rek décourager metti woon na nga boole ñaari woy wi ak jàng bi. dans la vie rien n'est facile. mais il faut juste savoir faire chaque chose à son temps. bu waxtu jàngi jotee nga dem jàngi. bu waxtu defi sa passion jotee nga dem defi ko. parce que tey gis na ni ñoo xam dañuy def sport étude. ñeneen ñi di def leneen donc la musique passion la. mais les études c'est une obligation et je me dis que adduna bi fi mu toll léegi tey. koo mënti gis ci lépp looy mënti def jàng daf ci am solo. voilà macha allah vraiment mu nekk loo xamante ni yéen jeunes yi ak yéen jeunes talent yi nga xamante ni yéen a ngi ci art bi macha allah xam nga ñoom dañuy dugg rek affaire yi daal di am benn succès te àggagoo nga daal di décourager si yenn ñu ngi lay encourager bu baax a baax Diaw Diop nga gagné concours bi nga xamante ni ci TFM la doon jàll ba nga ci génnee concours boobu lan la apporter. non pas ma gagné concours bi parce que je suis allé jusqu'en finale. finale waa nga dem ba finale. dama dem ba finale. après ñu def catégorie. bi ma paree ci concours bi boobu voilà maa ngi doon doog am sama bac. ma continuer di jàng. parce que
sama papa dafa musa bëgg jàng bi di tegu ci yoon di carré donc mais depuis tout petit bi ma gënee nekk xale laa doon def école bu ma mënti dem bu ay Fosco jotee ay semaine culturelle ak yooyu yëpp dama ci yàgg nekk parce que la musique dafa yàgg doon animation depuis tout petit foo fu mu la fekk da ngay chantonner da ngay wayantu donc passion lay doon mais n'empêche doon woon tax ma bañ a continuer li nga xamante ni moom moo nekkoon études yi mais aussi bi ma ñëwee maa ngi doon continuer priorité bi études yi la woon bi ma paree nag sama master ma ni voilà laa nag il faut que je me lance carrément quoi ci laa génne lucum. mais depuis lors avant ngay génne lucum jàng bi nga koy boole ak woy wi parents yi bañu ñu woon papa wala maman non xam nga tey boo jàngee ba am bac tey je pense que après lu bari ñoom ils vont comprendre que ni tey mën nga ko allier macha allah muy doon lu intéressant yàlla na ko yàlla fa cat mais en plus dama bëgg ñu revenir ci nu mu tudd ci concours bi parce que da nga ne da nga bokkoon ci par catégorie la nga bokk ci ñi nga xamante ni demoon nañ final. léegi yow foo yemoon jël nga P wala 2 wala 3 fan nga yemoon. je peux dire que 2 parce que. 2 parce que dañu def concours bi à la base dafa waroon nekk benn waykat bu góor ak benn waykat bu jigéen. waaw donc bi ñu defee concours bi nag. dem ba chaque prime dañuy def ñuy éliminer. def chaque prime ñu éliminer. ba demi-finale ñu def prime pour ñi fa desoon. man maa gagné woon. après man ma qualifié man kase finale ñoom ñu defal leen prime. éliminer kenn ki daal di indi kenn ki final léegi bi ñu ñëw ba final ñu ni léegi dañuy def catégorie au lieu que yéen ñëpp ngeen di woy dañ leen di catégoriser man vu que j'arrivais à faire un peu du tout dama doon rap di mbalax di R&B di acoustique ñu ne ma ñu boole ma ak Lamstar yóbbu ma ci catégorie freestyle rap après jël ñeneen ñi defal leen traditionnel et tout ça après ci leen joué final bi par catégorie même final bi la mais dañ ko catégoriser woon quoi nga gagné ci lan moom mu gagné bon expérience mais amul xaalis wala am production boo non xamante ne pas ko xaalis garantir pas xaalis parce que man bi ma paree automatiquement mooy li ma la wax maa ngi doon compte boobu jàng bi moo nekkoon li nga xamante ni mooy priorité mais man au fond de moi dama yàgg bëgg musique dama doon wayantu rek tey je pense que ñi ma bokkal classe xam nañ bu baax li may wax amul temps récréation boo xamante ni doon na am te daaw ma ci profité pour toog di way macha allah dama doon chantonner rek loolu yàlla moo koy def ci nit nga bëgg dara donc kon yow depuis bi nga nekkee xale nga xam ni que ni carrément yow di nga way waaw doon naa ko sentir ci sama biir xol parce que j'avais la facilité su ma déggee dara léegi jaaraat ci su ma ci toogaatee c'est-à-dire bu ma ko déglee nii ba xool ko dafa mel ni sama xel bi da koy mémoriser su ma toogaatee day mel ni dafay resté waat ci sama bopp donc c'était plus facile pour man di capter même ay leçons yi daaw ma jàng di capter man su ma liiraat dina am benn idée générale de ce que je vais faire. clip bi nga xamante ni daf ñu ko jox rek ñëpp daal di ko bàyyi xel nekk ay ca ñu xool kii fa mu jëm ndax ku xool clip bi déglu baat bi macha allah na ma la ko waxee léegi nga xam ne carrément avenir ak ci moom mu topp loolu génne joxaat nañu yeneen clip mais luccum moom nan la luy luccum laa bëgg a xam mooy lan tamit luccum mooy lan. waaw mais luccum mooy mbëggeel la te terme la boo xamante ni dañ ko créer juste pour apporter mooy li ma la wax apporter benn affaire bu bees. parce que artiste boo gis sa jamono ngay dundoo bu njëkk ba man bëgg naa la xam nga yooyu ñoom ñoo fi doon am ay sama mbëggeel donc bu fekkee da ngay ñëw tamit di woy mbëggeel nga ñëw reprendre les mêmes paroles les mêmes propos du apporter lu bees ndax bu kaña bi génnee benn kaña génn beneen paña génn danaan beneen kaña génn na mais bu kaña yi génnee gris yow nga génn doon kaña bu rouge danaan kaña bu rouge génn na kon fi mu toll nii daal da ngaa tëll nekk kañe bu rouge bi ñu naan ma ngeen ne en tout cas luccum moom waroon nañu xam lu mu signifié mais ba tey comme que ay mots d'amour la yoo xamante ni boo ko waxee neem kam koy wax dina ci yëg boppam rek baax na luccum da nga ko dund. dama ko dund c'est-à-dire. xale bi dafay ñuurum sama xol. loolu bii la. non bii bi dinañ ci ñëw léegi yëpp ba tey amour la. loolu bii la. mais mooy li ma la wax rek ci même logique bi la. l'idée c'était d'apporter benn touche personnelle par rapport voilà notre façon de voir la musique. parce que c'était plus important pour nous de jouer sur la musicalité mais aussi d'essayer d'apporter emprunter un peu comme ce que disent les rappeurs. Faire des punchlines, c'est-à-dire utiliser des phrases, des termes qui vont, voilà, quand tu l'entends, automatiquement, ça te pousse à réfléchir pour dire le gars, qu'est-ce qu'il veut dire exactement. Parce que artiste boo gis sa jamono ngay dundoo.
bu njëkk ba man bëgg naa la xam nga yooyu ñoom ñoo fi doon am ay sama mbëggeel donc bu fekkee da ngay ñëw tamit di woy mbëggeel nga ñëw reprendre les mêmes paroles les mêmes propos du apporter lu bees ndax bu kaña bi génnee benn kaña génn beneen paña génn danaan beneen kaña génn na mais bu kaña yi génnee gris yow nga génn doon kaña bu rouge danaan kaña bu rouge génn na kon fi mu toll nii daal da ngaa tëll nekk kaña bu rouge bi ñu naan ma ngeen ne en tout cas luccum moom waroon nañu xam lu mu signifié mais ba tey comme que ay mots d'amour la yoo xamante ni boo ko waxee neem kam koy wax dina ci yëg boppam rek baax na luccum da nga ko dund. dama ko dund c'est-à-dire xale bi dafay ñurum sama xol. loolu bii la. non bii bi dinañ ci ñëw léegi yëpp ba tey amour la. Diaw Diop alias Didi. Pourquoi Didi? Parce que Didi bi mooy Diaw Diop bi parce que Diaw Diop c'est tiré de mon vrai nom Cheikh Diaw Diop. Didi moom mooy DI bi nekk ci Diaw bi ak DI bi nekk ci non vrai artiste la am mu nekk kon tey Didi mu nekk Didi. En plus voilà c'était plus facile diminutif Diaw Diop la et c'était plus facile pour les non sénégalais de dire Didi plutôt que de dire Diaw Diop. maanaam yaa ko créé sa bopp nekkul loo xamante ni dañ la koy wooye ba tur bi law. non man maa ko créé sama bopp parce que comme boo wax Diaw Diop comme li ma la wax quand je jouais dans les hôtels wala dara da ngay dégg ñenn ñi boo leen waxee Diaw Diop pour les Sénégalais et les autres ça passe. Mais da ngay wax comme benn tubaab Diaw Diop mu la Dia Diop un truc de ce genre quoi. Donc j'ai pris Didi def benn diminutif boo leen waxee Didi je dis c'est Diaw Diop Didi ou bien je te dis c'est Diaw Diop mais tu peux m'appeler Didi. macha allah ça passe. waaw ça passe Didi moo gën a yomb ñu ne Diaw Diop moom lañ dalal seen Leral show. di leen kontaane bu baax a baax yéen ñi nga xamante ni yéen a ngi toog seen solo wala fu ngeen mën di féete di suivre Leral TV chaque samedi nii lay demee dañuy show indi ci kenn koo xamante ni dina la neex ñu daal di show ak moom waxtaan ak moom dama koy waxee njëriñ day génn waaye tamit béggee ngi ci biir macha allah mu jox ñu léegi la cum après dinañ dem ci deuxième bi bi yëpp amour wayu damu man damay am problème ak yéen tamit tout récemment laa xam naa ni nañ ci ñëw ndax tabaski bi day jub si mu génne fenn xam naa loolu dinañ ci ñëw peut-être mais pourquoi tamit mbëggeel tamit yéen ñëpp mbëggeel aduna lépp xale bu ndaw mbëggeel mbëggeel nii aduna lépp mbëggeel waaye bokkul de yéen li ngeen di wooyu leen comme man ni ma bëggee sa bout de métal la micro bi yéen da ngeen di wax comme yow ak xale boobu noonu ci koñ waaw mais xam nga tey artiste reflété wu société bi la day xool li société bi di dund des fois mu emprunté ay thèmes yoo xamante ni da koy développé pas que thème bi da ko concerné directement mais day xool li ñuy dund day xool li nga xamante ni moom moo neex société bi mu koy jël di ko relaté day éduquer dafay indi loisir day indi ay thèmes yu bari yoo xamante ni lépp ci société bi la jëm te ci biir société bi la ko puiser. ok léegi est-ce que yow sa famille dinañ lay aider ci say bind yi ngay bind ta famille est-ce que dinañ lay aider ci sa inspiration wala da ngay refléter wu carrément ci société bi. non man nag en fait je compose pour moi sama musique maa koy composer sama bopp maay bind samay paroles maay créer parce que je suis auteur compositeur donc et interprète donc yooyu yëpp maa koy def su ma paree nag ba kale su ma ñëw studio dama bëgg a def morceau bi je prends ma guitare je compose je structure la chanson et tout ça kale ñëw wan ko grand yi suñu waree dugal ñoom tamit ñu apporter ci ay touches ne ma waa defee ko nii lii nice na lii yokkal lii wàññi lii et que mu carré quoi. mais ci famille bi daal kenn kiiwu la. non xam naa dañu nekk carrément écarté ak musique bi. voilà parce que amul kenn ko xamante ni day woy ci biir famille. non comme li may ñenn ñi li ñuy wax. waaw peut-être ñenn ñi dañu am famille géwël ñenn ñi bokk ci yenn askan yoo xamante ni peut-être ak musique bi ak milieu bi ñu dëkk mais man yàlla dafa def Cambérène laa dëkk Cambérène laa juddoo te boo waxee Cambérène xam ni. laay Maxtaar laay mu diine laay Salim di profité di nuyu waa Cambérène yëpp parce que fa lañ juddoo te tey fu ñu mënti dem lépp lu nekk ci ñun foofu lañ ko jëlee foofu lañ ko def mu nekk dëkku diine dëkk bu am yërmande dëkk boo xamante ni comme ni nga ko wax laay Alassane ak seeni laay Maxtaar donc ils sont pas trop ancrés dans la musique mais xam nga tey yàlla moo def man ma bëgg musique mais n'empêche valeurs yi ñu am ak lépp lu ñu am Cambérène lañ ko amee donc y a personne dans ma famille boo xamante ni dina ñëw di wax ci sama musique dinañ ma encourager su may def dara dinañ ñëw jàpp ci mais de loin quoi dinañ ñëw teewul waaw dinañ ñëw parce que foofu moom dégg naa gars yi dañuy muuru kii genre léegi bu ñuy dem xanaa dañuy pour ma tooñ leen rek dañuy sol garab bu yeeg mu sóori ba génn foofu rek daal di génn tubéy yeeg yooyu mais nga nekk ci environnement boobu di fa woy mais environnement boobu di fa woy mën nañu xaar un jour
nga génn ñu ci laay génn ñu ci way religieux mais yooyu mën nañ ko xaar pourquoi pas parce que ku ci nekk tey li nga doon ak fi nga bokk dafay bokk ci yow. dëgg la doo dégg ñu naan le milieu détermine l'homme. macha allah. moo tax nga tey daal di dal nga ñëw jox ma may ma banaaw comprendre naa la ci kaw ay ñu koy kontaane bu baax ak avec des belles vidéos macha allah vidéo yu nice lay def ñu ko ci encouragé bu baax a baax moom Diaw Diop léegi nga ñëw joxaat ñu bii bi une chanson d'amour aussi ba tey kooku déjee man wala danga ko bëgg a jël xam nga man dama sensible yow toogoo fi léegi di kaas mbëggee affaire waa mais tamit comme que dégg nga société bi la ñu ànd nu doog société bi nekk ay kañe du lool xanaa yow kañe gu maroo ngay doon tey daal man daal lii la ma indil tey Diaw Diop tey lii la may naa la ko merci may nga ma ko man nga ko déjee kon désormais léegi woy bi man maa ko moom bu ko keneen jël man maa ko moom Maria Kassé waaw d'accord kon baax na kontaan nañ ci bu baax a baax macha allah léegi single nga ñu jox nga joxaat ñu beneen single pourquoi tamit bi ñu gannaaw seetaan nañ loolu dinañ ci dellu si waat mais dañuy wax rek actualité parce que une semaine avant tabaski parce que tabaski une semaine moo ci des vendredi démb tout récemment la ñu jox clip bu nice boo xamante ni daf ci woy sañse pelosieg maanaam ànd ceeg kookee di OMG sañse la ci woy bu nee fee société lay relaté man dinaa ko gëm parce que ku ne tabaski ne sañse tamit Diaw Diop am nga raison sama kaw de waaw xam nga mooy li ma la wax tey un artiste doit savoir s'adapter parce que tey jamono bi dafa am foo xamante ni fu mu dafa toll et j'ai l'habitude de le dire tey ñun on est là pour le public entreprise boo gis muy liggéey c'est pour satisfaire ses clients donc tey ñun dañu xool li neex public bi ñu ciy dox dañu xool li nga xamante ni tey moom le public bi bëgg ñu koy jël ak suñu touche personnelle avec la façon de le faire donc tey ku wax tabaski wax sañse donc son bi maa ngi ko génne pratiquement jour Korité parce que njëkk naa def audio bi jour Korité vidéo bi laa bàyyi ba avant une semaine avant tabaski muy doog a ñëw donc l'idée c'était jour Korité bi dañ toog au studio ci veille bi di job mu jékki-jékki une mélodie est passée just joué ko après ma jël sama téléphone bind bi ñu paree mu nice ñu balancer ko pour gars yi foo ci nii ñu xëy après voilà la chanson a pris au fil du temps les gens n'arrêtaient pas de challenger et tout ça donc voilà on s'est dit on leur donne une vidéo mais on attend à l'approche de la tabaski ñu yëkkati vidéo jox leen que génne sañse wane culture wane suñuy bubu yu rafet clip bu nice jigéen ñi daal di sajji def lu leen xam naa moom la ñuy tëjee tey mais sajji nañ def lu leen neex yow nga sañsati bu baax daal di jaayu man banaa bee may rey man waaw j'en ai profité aussi pour ma inviter sama sister boo xamante ni tey man personnellement li muy daf ma neex parce que dama gis direction artistique bi mu am musicalité bi muy def parce que tey da ngay gis ne yamul rek ci benn sphère pour wax ni man rappeur la non rappeuse la autant pour moi donc dama ci yam et tout ça mais da ngay gis ne elle a une musique boo xamante ni dafay développer wu dafay naviguer et elle sait combiner les styles de manière à ce que ñu am quelque chose qui nous est propre mais boo xamante ni dina international macha allah muy international ñu dem ci international parce que yow yaa transition bi yaa ko defal sa bopp macha allah Diaw Diop lan la ñuy xaar lan ngay xaar pour commencer di tëgg dem ay tournée waaw corona bi moo bloqué affaire yu bari parce que commencé woon nañ ko man juste une semaine avant confinement bi laa ñibbisi mais demoon nañ ba war a programmer ay show yoo xamante ni waroon nañ ko jouer foofu noonu et pratiquement on avait calé des dates mais malheureusement après ci la affaire bi am ñu ñibbisi donc loolu moo chamboulé lu bari ci suñu programme 2020 mais alhamdulilah parce que lépp loo gis rek suñu boroom la et situation boo mënti nekk fekk yaa ngi koy tàllek da nga naan alhamdulilah donc dañuy gën a joobaat pour gën ko programmer mais le plus important mooy xam nañ ni tey bëgguñu ñëw rek mu yam ci ñu toog woy pour Sénégal pour Sénégalais on chante pour le Sénégal pour les Sénégalais et on veut représenter le Sénégal un peu partout même à l'extérieur exporter notre musique bien sûr muy musique boo xamante ne mën na dem nag amul toggaat li nga commencé nii rek moom mën nga ko yóbbu fu la neex macha allah parce que ku nekk daf ci yëg boppam mais laata tamit boo demee extérieur d'accord naa mais lan ngay xaar ci def maanaam événement yu mag fii nii biir Sénégal
comme li sa mbokk kii xewal fii sa mbokk gars yi xewal léegi rek ay grand théâtre et tout ça. waaw mais pourquoi pas xam nga tey spectacle dafa bokk ci carrière artistique. Spectacle dafa bokk ci luy dundal artiste. Et un artiste da ngay gis ne à chaque fois bu njëkk ba da ngay def un produit tu sors un album. Album bi dañ koy jël ñu bouquet ko ak ay spectacle yoo xamante ni moom mooy accompagner album bi et la promotion et tout ça. Donc mais da ngay gis ne tey léegi ak fi musique bi toll boo xoolee artistes yu bari dañuy favoriser di génne ay single. Plutôt que parce que tey amatul tey benn industrie buy jaay disque fii au Sénégal, donc tout se passe sur le net. Donc li nga nar a dajalee toog benn 1 an 2 ans di job ci benn album pour def 6 8 titres. Le temps ngay kaleeg yooyu yëpp da ngay gis ne tey tu peux atteindre yenn objectifs yi ak ay single yoo xamante ni à chaque période nga leen koy jox si ça accroche le public ça peut te permettre de tourner et de faire beaucoup de choses. Donc côté spectacle ñun ñu ngi jouer parce que il faut que Sénégalais yi xam ne y a des artistes même s'ils ne sont pas là tout le temps à la télé ñun ñi di dégg que ni ñu ngi dem jouer fii def lii c'est des artistes qui jouent. Ouais, ñu ngi joué ci place yu vraiment mais dans des ci place yu mag yi sax pour ne pas publicité. Voilà donc ñu ngi joué ci yenn place yi comme ni nga ko waxee et là c'est un public restreint boo xamante ni ñoom ñoo fay ñëw dafa am benn style de musique bu fay dem mais n'empêche ñu ngi programmer aussi ay spectacles yu mag pour le grand public dem ci banlieue bi def ay spectacles mais xam nga spectacle lu mu mënti doon tey dafa laaj benn préparation benn background bi avec toute une équipe et tout ça te boo xoolee la majeure partie des jeunes en ce moment on fait de l'autoproduction donc dañuy def step by step you bring the milk in the calabash dañuy def ndànk di teg joxe nañ benn single ñaari single ñett les Sénégalais commencent à nous découvrir dañuy def ba mayonnaise bi jël lekk ñu doon ko ku nekk càpp daal ku ne am sa wàll ci mbir ba tey dégg ko fa mu génne macha allah kon fi mu toll nii kon ñun waruñu xaar album dañuy xaar beneen single bu ñëwaat quatrième single. Mais pourquoi pas de toute façon xam nga tey bu dee album bi bu dee œuvre artistique yi mu ngi fi déjà bu dee les musiciens ak lépp lu ko war a caler pour le studio mu ngi fi mais mooy li mu wax lépp loo gis étape par étape la tey album bi nii caler nañ loo xamante ni bu ñu neexoon là on peut sortir 3 4 5 albums en un coup mais tey je me dis que il faut y aller mollo donc ñu ngi yor dara bu nekku ci album bi bu ñoree rek da ngay gis ni dañ koy yàq par force. li ngay yor lu mu doonu ko ñama ñun waa Leral. non li ñu yor maanaam mooy y aller lentement mais sûrement. mollo. waaw mollo. macha allah yàlla mottali Pa Omar bu ñu àggee ci mbir mi rek yaa ma gën a comprendre dégg nga de. ay ba tey ci biir Leral show Diaw Diop la ñu dalal nee na molo lay def ba daal di ñu jox album yàlla na ko yàlla mottali mais lan nga artiste Sénégal lan la ñuy dund loo xamante ni Diaw Diop bu doon yow boo sañoon duñ ko dund. artiste li ñuy dund loo xam ne buñ ko waroon sañ duñ ko dund bari na de. comme lan sitel ma ci quelque rek ñu yaata. non mais bari na parce que tey da ngay gis ni bu njëkk ba. suñu papa yi ak ñi ñu jiitu ci musique bi amoon nañ tey possibilité bu ñu génnee album dañ naan distribution c'est Talla Diagne daañ nekkee booy loolu lañ doon dégg waaw wala nga dégg wala nga dégg que ni nit ñi déplacé wu nañ ñëw taxaw bu album bi bu cantine bi ubbee ku nekk jënd dem après dinañ mën a récolter dara ñëw jox ko artiste bi mais léegi malheureusement ñun amuñu ko donc tout se passe sur les réseaux sociaux sur les plateformes et tout ça yaa naa ñoo xam ne ñu ngi ciy gis seen bopp mais da ngay gis ni majorité bi gisuñu seen bopp parce que majorité ci grand public sénégalais bi tey amaguñu encore culture dem di streaming dem di pour support l'artiste même boo demul jënd nga dem streaming ko même boo demul télécharger ko ci yenn plateforme yi tout en sachant que fekk yaa ngi ko streamer nit ki dina ci gën a am dara mais bon loolu problème la te bu ma sañoon tey benn artiste du ko dund beneen affaire aussi am nañ ay structures yoo xamante ni tey boo demee en Europe structures yi développé di défendre droit d'auteur yi ak yeneen ñoo gën a développé da nga gis fii yi ñu am fii Sénégal donc ñu ngi def seen liggéey mais da nga gis seen liggéey mënoon na gën a am performance bu fekkoon tey am nañ lépp li nga xamante ni moom la ñu soxla ci infrastructure moom la ñu soxla ci ay matériel yi nga xamante ni moom la ñu war a liggéeyee ak une équipe ba pare ñu teg leen dans de bonnes conditions yoo xamante ni dinañ mën a gérer carrément repérer et défendre l'intérêt des artistes donc il y a beaucoup de choses yoo xamante ni
te artistes ñu ngi koy dund mu metti trop. mais loolu yaakaaroo ci yéen la. comment ça. comment yaakaaroo ci yéen li ngeen di togg peut-être du ma ne ñëpp ak ñu ko sañ a wax. yaakaaroo peut-être ci liggéeyu ñenn ñi moo tax ba ñenn ñi découragé sawaruñ ci production sawaruñ ci yenn yi. waaw xam nga tey que ça soit muy producteur wala dara ce sont des businessmen. tey nit ki du dugal xaalisam wala mu produire loo xamante ni du ci am retour. léegi nag le choix wu ca ka ngay liggéeyal je pense que ku ci nekk tey balaa ngaa liggéey ak nit war nga mën a xam lan moo tax nga koy jël ak ci yan choix mais aussi comme j'ai l'habitude de le dire il faut qu'on quitte l'informel et que ñuy dugg ci loo xamante ni dafa formel. Bien sûr. tey da ngay gis ne tey nit daf ci def carrière ba yegg fenn fi war a dara toog sama xarit lay doon sama lii nañu xaritoon nañu àndandoo. mooy waral nga dem ba ci biir coow am yaa ma def lii yaa ma war yaa ma trahir. mais je pense que dès le début bu ngeen xasee ba mettre les points sur les i. dañuy liggéey. c'est ça ton boulot c'est ça mon boulot lii laa am comme part quand on investit lii mooy sama retour sur investissement. et que voilà tout est clair et net et c'est écrit sur noir sur blanc. mu leer ngeen jël ko signé ko bu boobaa coow du am. parce que la personne bi nga xamante ni moo deful liggéeyam di nga ko mën a joxoñ baaraam ne ko lii. yaa ko waroon def defoo ko. donc tu as failli ci li nga xamante ni moom moo waroon nekk sa devoir. bu boobaa coow yu bari du am. donc yow am nga producteur fi mu toll nii. non man maay produire sama bopp. yaa produire sa bopp. waaw kon fi mu toll nii kon xaalis bi dugg na Diaw Diop. d'accord xaalis bi kon fi mu toll nii dugg na. faaw ma balaa muy ñibbi moom faw ñu jaar ak soit dañ koy fekk ci oto bi. mu am nu mu def ak ñun wala daal mais daal xam naa ni kon fi mu toll nii ndax li ngay. c'est que lii moo tax dëgg bi du dem parce que même journaliste yi sax. dañuy dóor yow nga invité nit ki joxoo carburant. waa gis nga. mais bu ñu ba pare bu kaa wayaan. sa jigéen moo la invité sa xarit moo la invité booy ñëw kay mën nga ko ne xam nga ni yaa ma waroon jox mais comme que fi mu toll nii affaire yaa ngi dox bàyyi rek ma jox la ba tey tii leen. mais affaire yow instant yii nii doxul parce que tey kenn joué wul. ça fait doxul nga génn vidéo. non mais ça fait combien de temps mais dañu war a instant xam ni tey am na ñoo xamante ni la passion ak li ñu investir tey ci musique. musique bi delloogu leen ko. dëgg la des fois dama koy wax des fois dama naan parfois nga toog. parce que nit rek la. nga gis fi nga dugg li nga def li nga daj lijjanti ba mettre benn vidéo sur place et tout ça. mais nga tourné gis koo xamante ni mu ngi toog jàkkaarloo ak téléphone am wala toog ginnaaw machine am di wax lu ko neex. maa la ko wax te du xam peut-être li nga daj alors que amaana yow. effort boobu ngay def pour faire quelque chose. moom bu ko jugoon mu jëm dem defi ko ci leneen réew mi dina jëm kanam. day jëm kanam. mais déedéet il préfère toog la. gars yi ci grand place ñoo yàq réew mi xam fu ñu jëm. dëkk bi doxul dañu war a bàyyi président bi liggéeyul. grand place moo yàq réew mi grand place boobu li ñuy ni ko tubaab bi di waxee time is money du doon. voilà the wasting time is never found again. waaw ok thank you man lu mu ci mën a doon rek ok that's right. merci Diaw Diop kan mooy sa idole ci gars yi ko xamante ni Diaw Diop daal fu mu toll day déglu waaye moo koy inspiré kan la ci. donc man j'écoute du tout nag. man ñëpp laay déglu. parce que quand tu fais de la variété tu as la possibilité à ce que ngay déglu di découvrir tous les autres styles. man tey boo mu fekkoon mooy jouer ñi ñëw carrément sama soirée. boo ñëwee tey sama show boo xëyee suba ñu ne la kii waykatu mbalax maan la wala dara da nga naan non c'est pas le gars que j'ai vu jouer hier. donc tey j'ai la possibilité focaliser wu ma rek ci benn style. focaliser wu ma rek ci benn personne. donc tey fii grand yi fi nekk yëpp képp koo gis et man je suis le premier fan de tous les bons chanteurs. ñiy def musique bu baax bu high. des trucs carrément techniques musicales et tout ça man j'écoute du tout te damay kontaan. parce que après tout mélomane la fans la comme ñeneen ñi ni nit ki di déggee sa musique mu neex ko man noonu laay déggee musique gu jàmbur mu neex ma. et j'écoute du tout. mais yaa ngi fréquenté ñi nga xamante ni ñëpp yaa ngi leen di béggee maanaam am nga contact bi ak ñoom et tout ça. non tey xam nga instant yi man ñëpp ki ñu ma xamee mooy sama grand. Yoro Ndiaye j'adore ce qu'il fait au-delà de ça ñëpp laa seexal jàmm. samay papa ñoo fi nekk samay nijaay fi nekk samay frère ñoo fi nekk. donc waaye Yoro moom sa séddoo la. ku ci nekk ñu ngi koy nuyuwaale parce que naroon nañ ko jël semaine passée dafa doon jouer samedi passé moo tax jëluñu ko mais ñu ngi lay xaar ci biir plateau leexal show. dina ñëw sama booy la. sa booy la wala sa gana. non sama booy la. sama booy la quoi dinaa ko booy. kon booy muy waxal ak booy dinaa la kaleel benn interview nga ñëw.
tomboy la quoi. macha allah balaa ñuy tëj dama bëgg nga ñamal ñu ci li nga xamante ni daan nga ko foyee temps yi ngay nekk école da nga ko waxee ak boo ma joxul bi nga nekk école faw nga acapellal ma fii dara boo ma joxul bi nga nekk école nga jox ma maanaam liñ la doon rappeloo ci concours ba noo ko doon defee faw nga ñamal ma benn rek man bu ñu paree nag daal di tëjee suñu clip bu bees bi toj jig jamono oui ma lan la tamit mais Didi noo ko doon defee non faw nga rap dangay jàpp nit ñi jàpp guitare bi acoustique muy neex mais ndekete yoo si concours bi dafa doon da nga ko doon raploo muy rap man tey maa lay raploo tey balaa may tëj nga jox ko gars yi nga xamante ñu ngi suivre Leral Show. léegi doon jàppal tempo naka tempo nan laa koy jàppale leen ma yéen ñooñu ayca jàppale leen ma tempo ayca takkin tak takkin tak takkin tak loolu de musique indo la gën a ndirool. oui ma jàppal leen ma tempo nan la yee naka yee loolu du tempo jàppal tempo daal bu bëggee ma rap. oui ma jaw job bu ma dugal ci yii jaw job man duma woykat man waxkat laa dama bëgg nga rap non mais tempo da ngay jàpp tempo xam nga tey rap tempo bi naka la ñuy jàppe cakin cak waaw voilà booboo gën a yomb waaw kon cakin cak cak cakin cak ok cak ok cakin cak hey yo once again back. Hey DJ, don't stop. Hey yo, let me show them who I am before you cross her. Every day I make fire cause my flow is so hot. Everybody recognize I'm a big rapper. Yeah. I'm not bigger and I'm not taller, but I'm so stronger. That's why I am the bearer. I got feeling. My music so killing like a billing. Listen this melody ringing to the radio or on the television. I'm on top cause my songs are fashion. They ask a question where I got my inspiration, and as I'm the best, what is exactly my mission? Okay, bravo, thank you Mr. Jaw Job. Thank you. Mashallah neex na de. Yow fi mu toll nii lii war nañ ko mën a génn album. ma produire ko. mais maay produire man maay defar bib bi yaay def bib bi ndaw bi bu jaxasoo mais Jaw Job vraiment kontaan nañu mais laataa ngay dem rek comme que dañ nekk ci période feebar nga xamante ni ku ne yëg na sa bopp ci mbir mi seen 3 milliards yi jot nga sa wàll. non man jotaguma dara nag franchement. mais Jaw Job gars yi ñu ngi sédd la xaalis bi jotagoo. man gisaguma kenn woowu ma yëgaguma lu géej gi. mais en parlant de ça moom bi mu ñëwee man indi naa sa masque moo ne ma naa ko jëndi moom moo takkul masque lu leer laa wax. gel baa ngi nii dañ koy sangoo gel baa ngi nii suñu gel baa ngi dañ koy sangoo. pour ngeen comprendre moom takkul masque naa ko takkul mu tekki bi ma takkoon. non damaa xam ni boo takkee rab bi wala naroon def la ndax xam naa affaire dafa nar a xaat kon doo ko mën a def loolu laa xam mais nga sensibiliser sa gars yi rek sa fan si Jaw Job fan si jigéen rek nga am Jaw Job bàyyi sa yi ngay def lii lan la. yàlla moo jël jigéen sargal leen donc ku leen sargal rek yàlla sargal nga may saf Pape Birahim te jigéen bu la jigéen ñi bëggee rek ñëpp bëgg la tey boo amee jigéen ñi am nga ñëpp boo amee jigéen ñi dëgg la am nga ñëpp macha allah parce que boo amee jigéen ñi am nga xale yi am nga mag ñi góor ñi jéem a dëgër lu sax di jéem a siisu nii di bañ boo amee nag jigéen non déggoo li ma la góor ñi fi nekk di jéem a dëgër di naan fi nan ay dañu dëgër nii ak lii bu la jigéen ñi bëggee mu neex leen mu naqare dañu lay bëgg dañuy wàcc ñaar la fi ñooñu di gën a dëgg lu ndaw nag moo leen di naan jaar leen fi ñu jaar fii duñ ci teg baat dégg li ma la kon baax na da nga ciy kontaan ak sa fan si waaye jigéen donc ñi voilà ngeen nekk ay xarit waaw moom mbaa fiirul kooku noonu kii kan kooku noonu xale bi fiirul du wax dara fiirul moom bu fiiree lonku de maa la ko wax moom fiirul du wax dara te tout le temps fu may dem ñooy ànd mu ngi ci oto bi sax nga bàyyi ok kon baax na mënoon na yéeg si mënoon na yéeg ma jël ko xam nga man damay bëgg yooyu yéegalul bu léegi booy wàcc ñu gunge la daal di ko jël ci oto bi wala bëggoo nit ñi gis ko non bañu ma ko man d'habitude moom may accompagner ci plateau bi mënoon nga ko indaale mënoon nga ko àndaale mere naa la torop mënoo ko woon indaale mu ngi ci maal bi waaw kon baax na ayca ñu daal di tëj lan ngay tëjee tey lan lañ fi waxtaane loo xamante ne cey bu la neexoon. non man kontaan naa trop tey ci teew fi ñu partagé plateau bi di nuyu
encore une fois ñi nga xamante ne ñoo toog tey dañu seetaan ci leral.net di leen wax ni affaire yi fii la ne ko TV léegi point net bi jóge nañ fa ñu ngi ci TV canal 33 ci TNT bi wala ci réseau câble yi xam nga ñun de avancement day donc beete leeral TV na lépp leer ñu koy tëj di ko tijji déggal lii foofu la Didi ngeen amoon tey ci plateau bi leeral show ànd ak Maria ñu sañse leen wan leen jox leen clip bi yaa ngi dégg sama riim yi dégg nga di looloo neex kon riime na ko ba mu daal di neex Jaw Jóob macha allah émission bi yaakaar naa ni neex na leen liñ koy tëjee mooy li nga xamante ne nag yëngal na jamono une semaine avant tabaski mu dox ñu clip bi nag vraiment sañse yi vraiment nag xam naa ne ku amul yére mën nga ko woo rek parce que mu boole la ak ki ko solal ndax jekk na loolu moom ak OMG yal na ko yàlla la fal j'en profite pour remercier suñu partenaires yëpp nga xamante ne ci clip bi parce que jox nañu ay sañse yu doy waar tey Sir def na ay coupe yu doy waar Sir Mohamed gis naa ko ci clip bi waaw def na ay coupe yu doy waar Remley moom mooy sama styliste moom moo may habillé def na tamit lu doy waar macha allah xam nga suñu partenaires yëpp waaw Aïcha Diallo madame Tandian kooku tamit xam nga jox nañu ay grand mbubu yu baax ñu génn xam nga wuri ba papis xam nga gars yi daal bari nañ Welma nga xamante ni souvent sama yenn plateau yi Welma boutique Welma daf may solal lay tout ça gars yi daal def nañ ay sañse yu toog ba tey baax a baax lépp ci sànci tabaski Camor Couture yaa koy yëngal d'accord moo koy yëngal moom it yëngal na ko waaye tamit ñu leeral show dañuy yëngal ba mu yëngu ba mu neex beneen yoon ñu jox leen rendez-vous ak beneen sama seetu naxuma ndeysaan sama selfie baax na lu dul sañse bëgguma te fi ma génn nooy na ndeysaan bi ci kaw mu ngi tas yaakaaru bi ci suuf couleur yi dañ koy harmoniser ba mu cool ndeysaan yow sañse fit a koy def waaw bëri feeling ci la bokk dafay yokk bayre du ma noon te doo ci doore waa tamit ayca jaa ngeen jëf ba weekend prochain incha allah maanaam ba samedi prochain incha allah nii rek la fii tëddee saay su ne ñu dalal kenn ci ki nga xamante ni danga ci yëg sa bopp nee naa samay feem beneen yoon ma indaale ko incha allah indaale yeneen melokaan indaale beneen daanaan boo xamante ni dana leen neex kon fii ci Leral show ba samedi incha allah et bon weekend à vous merci beaucoup